شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. waaleykum salaam. tey lu ngeen def fii. dañ ñëw pour jottali kaddu borom bi subhanahu wa taala. lan la ñuy jottali mooy laa ilaha illallah muhammadur rasulullah. li gën a tedd gën a màgg ci liggéey mooy liggéeyu yonent yi alayhimu salaam lekkoon muy lan woote ci laa ilaha illallah moom mooy kalima boo xamante ne képp ku ko xam mu dëgg sa biir xol da ngay dugg àjjana. wala moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci hadis bu wér mu ne képp koo xamante ne wax nga laa ilaha illallah fekk dafa dëggu sa biir xol da ngay dugg àjjana. kon loolu lay ñëw pour jottali ko nit ñi loolu mooy suñu mission te yàlla rek tax li ñu bëggal suñu bopp moom lañ leen bëggal yàlla barkeelal mbokk yëpp yàlla def ñu ay daay yi xaqan yàlla saxal ñu ci alquran ak sunna rey ñu ci dekkal ñu ci yàlla bu ñu yàlla bàyyi ak suñu bopp yàlla bu yàlla def ñu gis suñuy jëf yàlla def suñuy jëf néew suñuy bakkaar rëy ñu mun a tuub yàlla mun ñu nangul suñuy jëf sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين amul kenn ku gën a rafet jëf gën ko baax la jëf boo xamante ni dafa génn wane ne moom jullit la ba pare di woo nit ñi ngir ñu dem wuy ji diine borom bi subhanahu wa taala idan liggéey bu nit ki mën a am ci kaw suuf liggéey boobu moom moo ko def tayib saxal ne yàlla kenn la jurul kenn juru ko moom borom bi subhanahu wa taala waaye saxal ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenentu la doomu aadama la dañ ko bind mu jaamu yàlla comme nim ñu bindee ñu jaamu ñu saxal ne Isa jaamu yàlla la yenentu yàlla la alayhi salaam dafa bokk ci ñi nga xam ne yàlla daf leen a tànn favoriser leen donc souvent mbokk jullit yi ñu xam ne borom bi subhanahu wa taala xewal bu rëy la ñuy defal mooy ñu bokk ci ñiy jéem a jàllale message yu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf donc ñaan yàlla mu sàmm ñu jubal ñu mais ñu ixlaas mais ñu sax ci lépp li nga xam ne moom mooy dëgg musal ñu ci lépp loo xam ne jaarul yoon allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waaye doomu aadama lépp lu mu mën di def wala fépp fu mu mën di nekk nga xam ne borom bi subhanahu wa taala ubbil na ko buntu tuub bis bu pare pour dellu ci yàlla pare pour accueillir ko pare pour dalal ko subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala moom mooy wax jëmale ci gaa yi nga xam ne dañoo nuur cay def ay bakkaar ñi nga xam ne dañuy man ñi nga xam ne ci tux la ñu def ñi nga xam ne ci njaalo la ñu nekk ñi nga xam ne dañuy jaxasoo jigéen bu yellul ci ñoom ñi nga xam ne ci ay bakkaar la ñu dëkk borom bi subhanahu wa taala daf leen ubbil bunt di leen woo ne leen kaay leen ma yërëm leen allahu akbar maanaam nit ki ay bakkaaram lu mu bari borom da nga koy xaar pour mu tuub ñëw ci moom ngir mu dugal ko aljanna naam déglu leen waxu borom bi ci Qur'an borom bi dafay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله أكبر borom bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal sama jaam yi nga xam ne dañoo nuur ci def ay bakkaar maanaam ñoo ngi ci bakkaar la ñu dëkk ñoo ngi ci baari ñoo ngi njaaloo ñoo ngi ci boîte ñoo ngi ci musique bi ñoo ngi ci lépp lu bon borom bi mu ne bu seen yaakaar xëy na incha allah dama leen di jéggal dama leen di dugal aljanna boo leen paree pour tuub léegi wax julli borom bi daf la ubbil bunt pour nga dem aljanna waaye kan mooy pare gaaw daw ngir yegg ci borom bi subhanahu wa taala ba bokk ci waa aljanna loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan inna allaha yabsutu yadahu billayli liyatuuba musii'a an-nahaar wa yabsutu yadahu bin-nahaari liyatuuba musii'a al-layl nee na borom bi subhanahu wa taala guddi day tallal loxoom di xaar ñi nga xam ne dañoo yendoo def bakkaar ñëw tuub mu jéggal leen waaye bëccëg tamit mu tallal loxoom di xaar ñi nga xam ne dañoo fanaanoo def bakkaar ñëw tuub mu jéggal leen allahu akbar rabbuna gafurun rahim subhana rabbi
Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Qui parle, c'est Jésus. La vérité qu'il a entendue de Dieu. Donc, lui, il n'est pas Jésus en vérité, il est Dieu tout seul. Dieu, il partait très bas. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Il est trois, mais il est Trois. Dieu, il est trois. Il partait, il y a Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui habite en nous. Comme toi, ton corps, ça sert comme une bloc. Tu comprends? Il y a l'âme. Il y a c'est l'esprit. Oui. Il y a âme, il y a esprit. Bon, ce que je veux dire, pour relire le verset. Maintenant, Jésus parle au Romain, parle à Pilate. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il n'a même pas dit le Père, il a dit que j'ai entendu de Dieu. Donc lui, il n'a pas dit, il a entendu la parole de Dieu. Il a parole de Dieu. Il a dit, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus parle, il dit que la vérité qu'il a entendue de Dieu. Il a entendu de Dieu. Pourquoi? Si tu ne comprends pas la parole de Jésus, tu ne vas pas comprendre. Deuxième, Jésus, il priait Dieu. Oui. Pourquoi priait-il Dieu? Si il est Dieu, pourquoi priait-il Dieu? Jésus priait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a fait Dieu? Dieu, Fils. Tu ne m'as pas compris. Je comprends très bien. Même lui, il m'a dit ça. Jésus, il prie. Jésus dit, il prie parce qu'il vient faire une mission ici. Il ne vient pas pour rester ici. C'est pour cela qu'il nous a dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous ne sommes pas dans ce monde. Non, ça va ça. Moi, ce que je veux dire qu'un Dieu ne prie pas Dieu. Deuxièmement, comment un Dieu faut-il appeler un autre Dieu? Le Dieu, il dit que pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Hein? Encore Jésus, il dit que le Père est plus grand que lui. Il n'est pas le Père. Il dit que le Père est plus grand que lui. On dit, pour ta Bible, 114 verset 28. Maintenant, est-ce que votre parole de dire que Jésus était chrétien a une preuve soutenable sur la Bible? Hein? Je n'ai pas encore lu toute la Bible, certainement, je ne sais pas trop. Bon, moi, Dieu a fait que j'ai lu toute la Bible. Mais je n'ai pas traversé un seul passage de la Bible où Jésus, de sa bouche, dit qu'il a amené une religion qui s'appelle christianisme, ou bien appelé ses disciples chrétiens. Tu sais, les premières personnes qui ont appelé les disciples chrétiens, tu le sais? Non, je ne sais pas trop. C'était les ennemis de Jésus-Christ qui ont appelé ses disciples chrétiens. Comment ça se fait maintenant que toi, ton ennemi te donne un nom, tu l'utilises, alors que le monde entier, chrétien aujourd'hui, utilise le monde chrétien d'aujourd'hui. Dans la Bible, il est démontré que c'est les ennemis, ceux qui persécutaient les apôtres, c'est eux qui les ont appelés chrétiens. Mais Jésus, il n'a pas prêché le mot christianisme. Qu'est-ce qu'il a prêché? C'est Matthieu 7,21 qui nous dit. On va lire Matthieu 7,21 qui va t'enseigner le vrai message de Jésus. Regarde. Tout ce passage-là, ça va concerner les chrétiens, pas les musulmans. Regarde, il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui dit Seigneur, Seigneur Jésus? Les chrétiens qui disent. Tu n'as jamais rencontré un musulman qui dit Jésus Seigneur. Mais regarde ce qu'il dit. Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui rentrera dans le royaume des cieux. Maintenant, est-ce que tu connais la définition du mot islam? Ah, non, pas du tout. L'islam signifie la soumission à la volonté de Dieu, qui correspond avec le message de Jésus-Christ. Pile poil. Pile poil. Maintenant, pour continuer, ce que les autres font, c'est de l'idolâtrie. Jésus continue avec verset 22.
le jour du jugement dernier, hein, ça va se passer le jour du jugement dernier. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il y a des chrétiens qui font ça, pas des musulmans. Mais regarde ce que Jésus leur répond. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est la mécréance. Maintenant, quelqu'un qui fait Jésus, est-ce que quand il chassait les démons, il les chassait à son nom? Par le doigt de Dieu. Quand il guérissait les gens par le doigt de Dieu, pourquoi les gens guérissent au nom de Jésus? C'est pourquoi Jésus leur dit, quittez, je ne vous ai jamais dit. Et là, Jésus a enseigné l'unicité de Dieu dans toutes ses pratiques. Quand il priait, il ne priait personne. Il priait que Dieu directement. Mais aujourd'hui, rentre dans les églises. Ce n'est pas pour fustiger, mais rentre dans les églises. Les gens, ils prient Jésus, Marie, avec des statues. Alors que dans les 10 commandements, il est interdit formellement de faire des statues. Formellement. Pourquoi dans toutes les églises, il y a des statues? Même dans l'islam, c'est interdit de tailler des statues. Parce que la base de du message de tous les prophètes, les envoyés de Dieu, c'est pareil. Appeler à l'unicité de Dieu et délaisser l'idolâtrie. yàlla rus na ab jaamam di tàllal loxoom di ko ñaan mu koy delloo loxo te borom bi dépassé na li ma bëgg moo tax jamono bi jaam di tàllal loxo soxlawul muy jël kenn di ko teg diggante ko borom du dem boobu sax mooy tere far mu dem waaw xam nga la moo tax parce que nit ki yaakaaram doyatul ci yàlla waaye yaakaaram faqaaj lenn li mu jox ko yàlla yenn li mu jox ko fi mu dugal ci diggante borom bi xam nga lu mu bëgg ci ñoom warul am intermédiaire dañuy wax base intermédiaire moo gën a leer intermédiaire mooy teg ko wasiila warul am intermédiaire ci xeetu jaamu Yàlla précisément léegi ci ban côté la war a mën a intermédiaire moom mooy côté bi ñu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw côté wu jël message bi jàngal ñu ko ñu xam nañu ak Yonent bi moom même bu mu jàngalee ba pare taxawul diggante nit ñi ak Yàlla yegg na ba ci wax doomam lan ko yaa Fatima is'alni min maali ma turid laaj ma ci sama alal loolu nekk mais kanam Yàlla yorul ma la nga jàmm Yàlla yow yaa ko génne te kenn ci ñoom mosul am sañ taxaw ñaan Yàlla ci barke wala mu sàkku dara ci Yàlla ci barke Yonent bi te Yonent baa ngi dund ak ñoom Yàlla dafay wax ne alam ahad ilaykum ya bani آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يا رب البلبة دي ليلة اسمه بليلة الكلام ده ده اللي يوقع أنا أقول ما يقول يوم أنا يوم الخيام أنا أقول ما يقول نقول يا أبو شيخ وقلنا وقلنا لأن اللي مو الصراط المستقيم تقول البجد وتكتمون الشيطان يسند تكتين أفلم تكونوا تعقلون
xanaa nekk ko leen woon ñu doon xelal ba ngeen sàggan topp seytaane topp ba neef bakkan ba tey mu war leen yóbbee biir lan la borom bi di mujjee wax danaan lii safara jahannam moom lañ doon doon dégg comme da ngeen a topp seytaane gannaaw bi ñu daal leen di jëf voilà dafa doon mbir yoo xam ne suba moo tax ci kanam yàlla mu war ma est-ce que am naa lu ma topp est-ce que jamono bi suuf aywa donc c'est des choses. Et quel est le message que vous voulez lancer à la jeunesse actuelle? Ces gens qui disent chaque fois, voilà, problème. Non, non. Je m'arrête. Ce que vous menez comme activité, Oui. que ce soit plus, que ce soit meilleur. Machallah. Merci. Balen. Balen. Je vous ai offensé pour avoir parlé, je ne sais pas quoi. léegi yàlla ngay wax ci Quran yàlla def mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mu ne ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar yàlla mu ne yéene xeet bi gën ci xeet bi gën mu mel dañ ko laaj yàlla lu tax mu ne parce que da ngeen di digle lu baax tere lu bon ba pare nekk lu gën yàlla am wéetal yàlla ci ñu bokkaale yàlla donc ñun en tant que ay ndaw waruñu bokk ci ay éléments destructeurs àdduna waaye éléments yi defar àdduna bi jamono bi ndaw nit ñi moo xam ay ndaw lañ moo xam ay mag nekk ci ay situation yoo xam ne amaana neexul borom ñun dañoo war a fexe laayante biir ñoom conseil leen ñu génn ci loolu moom ndax boo delloo ci xadis Ghuraba bi yéen ci saafara wax naan l'islam dafa tàmbale ci tumuraanke mu ne dina delluwaat ci tumuraanke comme ni mu tàmbale woon waaye ci mujjantel bi mu ne nañ saa mu mel ni mu ne dañu bégal ñi nga xam dañuy tumuraanke jamono ci islam tumuraanke am beneen riwaaya boo xam day ñëw mu ne muy melal waa ñooñu tumuraanke nan la ñuy mel mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy defar gannaaw bi nit ñi yàq yuslihuna gannaaw dañuy defar isa fasada naas bi nga xam ne nit ñi yàq est-ce que yaa ngi comprendre est-ce que yaa ngi may comprendre dégg ak comprendre daa jafe daa ute de est-ce que yaa ngi may comprendre ñi nga xam dañoo nekk ci yoonu dëkk bu nit ñi yàqee ñoom dañuy defar ñoom duñ nekk ay yàqkat ah duñ nekk ay yàqkat waaye ay defarkat la ñuy def ñun nag ñu ñaan yàlla boole ñu ci ñoo nga xam ne dañuy defar kaw suuf bañ a yàq kaw suuf lépp lu fi borom bi bëggul parce que adduna bi yàllaa ko moom yàllaa ko créé li atmosphère bi nekk ngelaw gi ñuy nooy yàllaa ko créé mala yeeg nit ñi ñëpp yàllaa leen créé donc moom mooy seen autorité suprême moom rek moo war a décider ñoom ci lan la ñu war a jaar pour am dund bu baax fii ci àdduna ak fële ci àllaa donc loolu la nit ñi war a xam topp ko bu ko defee seen dund daal di baax mais nag comme ni yéen di saa wax yàlla wax ci Alxuraan yéen mu ne ko wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah mu ne boo toppee ñu ëpp ci kaw suuf dañ lay sant ci yoonu yàlla sabab bi mooy lan mooy ñu ëpp ci kaw suuf seen bakkan la ñuy jàmm xam nga doomu aadama koo xam ni moom amul kilifteef ci boppam kilifteef bu ñu ko waxee mooy koo xam ne contrôlé wul dara ci boppam sa bakkan yoroo ko yàlla bu ko neexoon mu jël ko du la tàgg te doo ko mën a téye sa wërsëg bu ko neexoon mu téye ko ngelaw gi ngay nooy bu ko neexoon mu téye ko loolu yëpp ci loxo yàlla la nekk kooku defal la teranga yooyu andi la ci kaw suuf ba nga nekkul dara nekkoo dara hal ataa alal insaan nekkoon sax nit yàlla def la doomu aadama def la kaña def la jinax def la mbóot def la dara mu def la doomu aadama nga bokk ci mbindeef yi gën a cet yàlla lenn la digal lenn lu yomb loo xam ne jafewul bal sax yow sa njëriñ ndax jaamu yàlla day defar ruux jaamu la yàlla sant yàlla ne ci Quran suratu Zariyat mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mu ne dafa bind nit ñi ak jinn yi ngir ñu jaamu ko wéetal ko moom kese ñun suñu sabab bi tax ñu ñëw ci kaw suuf du pour lekk ak naan ak am ay doom am ay kër déedéet benn sabab moo ñu fi tax a ñëw mooy xam ki ñu fi andi daal di ko fi nekkal est-ce que nga comprendre te boo nekkalee yàlla rek moo am lu mu la jox gars yi liggéeyal Macky Sall da leen di fay da lay rasal bon essence jox la téléphone dina fay weer bu dee du dëgg
ah te ministre bu ñu fayul sax nga gaas waaye yàlla moom du wóor diggam da ngay def mu fayal da ngay gis fii gis fële boo ko deful nag dund gu xat moo lay dal mooy li nga xam ne moo ñu dal fii ñun lépp kenn ñemewul taxaw tey ni dund gu neex na ci kenn bu nekk boo wéetee sa biir nekk da ngay xam ne yaa ngi cay xat-xat mais loolu yàlla ñu ko waxoon ci Quran mu ne wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka ki nga xam ne dafa dummóoyu fàttali saare diine yàlla ji zikr moom diine l'islam mën nañu wax ne mooy diine l'islam Qur'anul karim ki nga dummóoyu yàlla mu ne dund bu xat lay dund ci kaw dafa ne yowmal qiyaam yàlla mu ne dama koy dekkil mu nekk koo xam ne gumb muy laaj yàlla lu tax nga dekkil ma mu gumb te ci àdduna dama daan gis yàlla ne ko bi nga nekkee ci àdduna nii nga dummóoyu woon suñu fat suñu Qur'an ak suñu diine li nga xam ne moom la ñu wàccee woon ci yow pour nga daal di koy topp noonu nag tey la yàlla di defee nga gumba mu daal lay dund donc ñun en tant que ay woy gëm loolu la ñuy woote woo dañoo bëgg bokk ci ñu gëm yàlla donc dañuy taxawee rôle messager yi seen rôle lan la woon mooy wan nit ñi kan mooy seen borom fexe ñu bëgg ko mu gënal ñu lépp yàlla gënal ñu lépp duñ ko tettale ak dara mooy jiitu mooy priorité suñu fexe moom rek moom mooy nekk suñu kilifa kilifa bu ñu ko waxee mooy ki nga xam ne moom moo lay digal ngay def moom moo am sañ-sañ boobu ci yow keneen ku dul moom da lay digal li yàlla digal rek nga topp teral li yàlla tere nga topp lu dul loolu amul sañ-sañ ci ñu topp ko ci lu waroog li yàlla digal li mu def amul sañ-sañ boobu ku mënti doon nag moom rek nag mooy màgg sa kanam maanaam yàlla boo xamee ba xam ko xam dayoom lu dul moom day tuuti sa kanam lu dul yàlla day tuuti maanaam bu ñu waxee allahu akbar ci nodd yi doomu aadama li mu war a yëg ci xolam mooy màggaayu yàlla rek la war a yëg tuuteel leneen lu yàlla tabaaraka taala looloo tax ñu lay fàttali après dañ lay fàttali xoola ci biir nodd bi engagement yi nga jël ak yàlla alastu bi rabbikum ba nga waxoon fële lañ lay fàttali waat ashhadu an laa ilaaha illallaah ngay seede waat ñu lay fàttali yaa seede woon ne amul benn buur wala lenn lu ñuy jaamu ci dëgg ku dul Allah muy borom asamaan ak suuf ñu fàttaliwaat la ni ashhadu anna muhammadan rasulullah bi Muhammad mooy modèle bi nga xam ni boo bëggee texee àdduna ak àllaaxira moom ngay topp Muhammad kuy dund tey di nooy te toppul Muhammad mënta am texe àllaaxira ndax yeneen ci yëkk a jiitu sax ñoom xamal nañ seen wax seen xeet yi ñu nekkaloon ni am na kuy ñëw koo xam ni Muhammad la tudd te moom moo war a yor mbir te sax faf moom mooy tëj biir moom mooy yeneen ci bi mujj ci yeneen ci donc ci biir nodd bi ñu fàttaliwaat la engagement bi nga jëloon sa diggante ak sa borom mooy daal di gëm Muhammad bi daw yàlla la ba pare pour topp wa maa aataakumu rasuulu fa xuzuuhu wa maa nahaakum anhu fantahuu lu mu la andil nga jël lu mu la tere nga bàyyi loolooy jub mais nag laaj bi mooy tey est-ce que ñun taxawee nañ loolu en tant que loolu laaj la quoi ku nekk boo demee sa kër na nga toog xoolaat sa bopp est-ce que man taxawee naa li tax yàlla bind boo tontoo rek di nga xam après lan nga war a def automatique donc dañuy ñaan yàlla lii ñu yëkkati mu ma nekk leen quoi mu nekk ngir yàlla aussi beneen mbir mi mooy xëy na ñu bëri xamuñu bu ñu gisee ak kaale yeeg yooyu xel yi dina am fu muy dem mais gis nga ñun ay nitu jàmm la moo tax kii bokk na ci yi nga xam ne bu ñuy dem dañ koy doxantoo gis nga ko la paix et la sécurité ñëpp ko aajo bu jàmm amul dara xaj donc média yi dañuy liggéey ñun aussi dañuy liggéey parce que média la majeure partie on dit la vérité la majeure partie ay seytaane ñoo koy bokk programme bi ñu bëgg mu jàll du programme mu yàlla yow xam nga loolu tey gis ngeen télé yeeg rajo yi jàll musique caaxaan loo xam ne day lor daanaka bakkan doomu aadama kese la ñuy jàll mais lii tax doomu aadama baax li ci ëpp 1% lañ la ci jox la 99% yoo xam drogue ñu ngi jàllale nag ay mbir ci dëkk bi dama koy tudd directement lu mel ni li ñuy wax terrorisme amu fi sinon di dëkk muy di la vie Sénégal kenn ñi ñuy waxtaan ay terroriste di leen joxal ñu ñuy rey kenn mosuñu dóor kenn mosuñu saaga kenn donc kooku amoo benn preuve bu tax boo koy tax ñaareel bi nit balaa nga koy jugé da ngay dem nga jonjoo ak moom waxtaan ak moom xam lan moo nekk ci yàlla dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin li tax moom mu yónni ko ci àdduna bi aalam mooy mu nekk yërmande donc yow mu ne la da ngay gëm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doo nekk yërmande ci nii loolu mënu nekk yërmande ngay doon forcément wa illaa toppoo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc dañu ñaan yàlla def ñu nekk ay way yërmande ñeel nit ñi
ñun dañoo yërëm xeet ñëpp la ñu yërëm moo xam juif nga moo xam chrétien nga moo xam athée nga li ñu bëgg rek mooy ñun ñëpp ñu ànd dem aljanna parce que loolooy suñu jàpp fii ku fi jógee am na lu lay xaar dañuy ñaan yàlla nag buñ fi jógee mu nekk aljanna mu bañ a nekk suñu kanam loolu tax ñu yëngu amul leneen du dërëm soxlawuñu dërëm soxlawuñu siiw li ñu soxla rek mooy nit ñi dégg kàddu yàlla ñi leen bind donc loolu moo ñu yëkkati ñaan yàlla mu nangu la leer أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الازمان اكرمني بالايمان واغفر شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا